benn waxtu toftal ñaari simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaan tey mbas meeg tolluwaayam fii ci réew mi dinañ ci ñëwaat wante jàppaleen na rek bésum tey ji na ñeneen ñaari nit ñu ñàkk seen bakkan gannaaw bu ñu amee doomu jàngoro ji mu yokk ci lim bi dinañ wax tamit ci faatu Pierre Buyoya nekkoon njiitu réew Burundi kooke nag jot na jiite réew ma atum 1987 laata mu ñëwaat ci nguur gi atum 1996 jàpp 2003 kooke nag dañu ne rek mbas mi di coronavirus moo ko yóbbaale dinañ dem ci wax bi ni ko gànjaay foofee nag ab camion gros porteur moo dal rek ci ab oto boo xamante ne wala sax saret bu yeboon kenn nit ak ñaari doomam kooke nag xale bu jigéen ñàkk ci seen bakkan ki nga doon dawal nag moo ci mucc ak yaay ja dinañ dem tamit ca diwaanu Bambey ñooñ li ñu sàkku rek mooy ñu tabaxal leen foofu ay ralentisseur wala ay dóoraan bu ko defee oto yi nga xam ne dañuy daw xil di jaar foofee autoroute Ila Touba jëmali fi nga xamante ni ci yeneen gox yi ñu wàññi seen allure dinañ wax tamit ci mouvement bi nga xamante ne rek juddu na ñu ngi koy duppee 2MV ñoom nag li leen tax a jóg rek mooy xeex lépp lu aju ci li nga xamante ne dañ fi fas yéene jële lii di ville yi ñoom lu ñu bëgg rek mooy li nga xamante ne moom lañ fi fekk ñu fexe niñ ko ñoŋale nag laata ñu koy jële fii loolu nag nee na dinañ def kem kàttan ngir am taxawaay bi ni mel di ngeen déglu ci biir xibaar yi kooku de Moundiaye Cissé dinañ ko jeexaleek li nga xamante ne mooy revue de presse mooy doon ponk bu mujj ci xibaar yi mbokk yi lii la ñu fas yéene yaatal gannaaw bàkk bi. mbokk yi asalaamaaleykum ni ñu ko waxee woon ci ponk mi mbas mi di coronavirus wee di yokku fii ci Sénégal ñaari nit yokku na ci lim bi nga xamante ne rek moom lañ jot a am léegi ñu ne nag ci bésub tey bi am na téeméeri nit ak juróom-ñett fukk yoo xam ne amee nañ doomu jàngoro ji ci ñooñu nag am na juróom fukki nit ak juróom-ñeent yoo xamante ne daanaka ci cas communautaire maanaam ñoo xam ne rek amee nañ doomu jàngoro ji te xamuñu fuñ ko jëlee dañu teewlu docteur El Hadj Mamadou Ndiaye mu ñëwaat ci li xew ci bés bi. téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def téeméer ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaari cas yu jóge bitim réew mooy importé te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñooy cas communautaire yi mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll juróom benn fukk ak juróom-ñaar si ay malades yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñaar ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent wér nañ si ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar si lalu hôpital yi ak ci loxo docteur yi. ñëw desandeek mbiru coronavirus wala mbas mi ak ki nga xamante ne mooy Pierre Buyoya nekkoon njiitu réew Burundi atum 1987 jàpp 93 laata muy ñëwaat ci nguur gi 1996 jàpp 2003 kooke nag faatu na gannaaw ba mu amee juróom-ñaar fukki at ak benn ñu ne nag foofee ca réewu France feebar bii di coronavirus moo ko yóbbaale. moom nag jot na liggéey ci Union africaine fu Mali ak itam Sahel atum 2012 mu ne nag Pierre Buyoya bokk na ci ñi nga xamante ne rek ràññeeku woon nañ bu baax a baax ca réew Burundi ndax taxawaayam ci wàllu politique moom nag bokk na rek ci kilifa yi nga xamante ne feebar boobee moo leen yóbbu. ñu desandi ci mbas mi dem ba ca diwaanu Thiès foofe nag nee nañ bés bu ñëw rek di seetlu ne ñi ko amee ñu ngi gën a yokk ba tax rek ñu ngi sàkku ci kilifa yi
ñu gën a dooleel ñi nga xam ne ñooy fajkat yi di sàkku ci askan wi tamit ñu gën a sàlloo digle yi bu ko defee ñu nañ mën a mucc ci bile feebar. Cheikh Anta Diop say laatir ñoo ñu teggal si diwaan bi. tàkku nag geetaru yor seen engins yi dikkoon fii ci Pout doon pomper oto yi waxtaan ak chauffeuru clando yeeg taxi yeeg njaganjaay yi ba ci sax jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi jaay fruit nekk fii ci boori tali bi lépp nag ngir xeex jàngoro ji di coronavirus ñu gis ne dafa dikkaat fii ci département bu Thiès. tàmbale nañ ko fii si garage bu Pout parce que Pout moom mooy buntu région de Thiès donc moo tax ñu ne dañ koo tàmbale te gis nañ ko feebar yi doxal boppam oto yi ñoo koy yóbbu. donc moo tax ñu ne dañu ciblé garage yi désinfecté ko mais en même temps tàggat chauffeur yi si loo xam ne lu yomb la loo xam ne mun nañ koy def pour que suñu wàccee ñu mun a désinfecté oto yi nga xam ni nit ñi dañ koy jëfandikoo. si li ñu ciblé yëpp wax naa sànq li ñuy wax marché donc bu ñu waxee marché aussi mooy surtout que pour lu ko gën a caractériser mooy jaayum fruit. loolee taxit chauffeur yi nga xamante ne ñoom lañ fekk fii ci garage su Pout ñoom ñëpp nag nee nañ lii ku ci nekk war na cee dugal loxoom ngir ñu mën a xeex jàngoro ji di coronavirus. ñun nag ay nit lañu ay doomu aadama ay sénégalais lépp lu yàgg ci ñun rek dañ koy xaw a fàtte tuuti waaye ñu xam ni feebar bi mi ngi fi jógee gu fi te mi ngi doon dem waaye yàlla dogal ne mi ngi ñëwaat kon ñun nañu aar suñu bopp mais nañu aar ñu nu yóbbu. def nag li leen aar di takk masque raxasu ndox ak saabu loolee la leen chef de brigade régionale d'hygiène bu Thiès digal ndaxte feebar bi di coronavirus mi ngi fii ci réew mi di ko lëmbee. Cheikh Anta Diop ñu desandi ak brigade régionale d'hygiène bi yoon dañuy bam dët diwaanu Louga foofu tamit ñu ngi doon pompe ak raxas li ni mel lu ñu bëgg rek mooy fexe ba dakkal li nga feebar ci diwaan ba leneen lu ñu def rek mooy fexe ba baaxee askan wi lu waaju ci wàllu masque ak gel hydroalcoolique ñi nga xam ne ñooy faral di romb su ko defee ñëpp dugal seen loxo ci xeex bi Thierno Fall. opération de désinfection bi nga xamee ni si service d'hygiène bu Louga tàmbali na ko fii ci diwaan gi ngir aar askan wi ci ñaareelu vague Covid-19 bi nga xamee ni moom la ñuy dund jamono yi ci Sénégal ñu ngi ko tàmbalee ci gaaru Thiès yi ca garage Dakar ak garage Touba mbooleem ruq yeeg ruqaat yi pompé nañ ko waaye itam oto yi ñu fa fekk yu ci bëri daal di nañ leen di désinfecté. li ñu tax a jóg mooy aar leen pour bu ñu fi jógee fii ñu toog muy place bi nga xam ne mooy garage bi bu ñu jógee seen njaboot la ñuy dem. donc bëgguñu ñu jëlee fi garage bi dara di ko yóbbu ci seen biir kër looloo tax tey ñu jóg pour daan feebar bi waaw parce que suñu devise loolu la xeex tilim daan feebar. liggéey bu ni mel nag service d'hygiène fas yéene na ko wéyal ci mbooleem bërëb yi nga xamee ni rek ay mbooloo dafay daje. bu nu paree dem ci marché yi bu nu paree dem ci jàkka yi ak jumaa yi maanaam boo xaymaa loolu dafay foo xam ne fii ay place la yoo xam ne ay nit ñoo fay daje nit ñooñu nag. dañu leen war a aar ci feebar bi. lu jëm ci respect mesure barrières yi nag kii di capitaine Sow daal dina ci ñaax waa Louga ngir ñu gën cee farlu. dañ leen di ñaaxaat di leen jox ay information yoo xam ne yi yu jëm ci aar seen bopp ak aar seen njaboot aar seen bopp nag ñu ngi jëm ci ñetti pàcc mooy maanaam di takk masque saa su ne di def sa loxo alcogel mais aussi di raxas sa loxo saa su ne loolu. dinañu mën a muccloo ci feebar bi pour le moment loolu mesure barrière yooyu rek ñuy wax moom la ñu mën a jëfandikoo pour mën a mucc ci feebar bi. opération bu ni mel service d'hygiène mi ngi ko booleeg di séddale ay masque ak ay alcogel ci mboolem bërëb yi ñu jaar waaye itam ñaax askan wañ fa fekk ci li nga xamee ni si moo di mesure barrière yi. Thierno Fall ñu wax ci leneen dem ba ca diwaanu Gandiaye foofee nag jëye moo fa xew ndax ab saret boo xamante dafa yeboon nit ak ñaari doomam kookee nag ab camion gros porteur moo dal seen kaw rek ba tax ki nga xamante ne mooy doom bu jigéen bi moom te ci ñàkk seen bakkan beneen xale ba ak yaayam jamono ji ñu ngi sa hôpital ba ñu leen di faj dañuy teewlu kàddu yi nga xamante ne Pape Songe Diop di maire bu Gandiaye dénk na ko Ibrahima Thiam. ñuy jaale xale boobu di ko ñaanal yàlla na doon dawal bu yiw di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon yàlla delloo leen ñu recouvrer seen santé waaye nag loolu dafa nekk li nga xam ne rek moom moo ñëw yokk ci yokk karaw ci xar mi. xale yi vraiment gis ni accident yi bëri na fi ñu génn baare tali bi wane seen naqar ak seen mekkom parce que aussi nit ñi gaañu léegi ci tali yi ci biir Gandiaye dafa bëri alors finalement yàlla def na ci jàmm
waxtaan nañu ak ñoom ba ñu peut-être la ci amoon gendarmerie ñëw disperser leen mais tey ci suba alors convoqué nañ réunion yoo xam ne gendarmerie sous-préfecture organisation jeunes yi ñu toog waxtaan pour trouver solution ci loolu. lii dalal xel population bi ak li nga xam ne moom moo leen di aar ci loolu lañ nekk donc combat boobu ñun ñoo ko bokk ak ñoom. ñu desandeek mbiru accident ak nees def ngir mën a moytandiku li ni mel foofee ca diwaanu Gandiaye Bambey nag askan war ak ñëw jóg di sàkku ci kilifa yi ñu defal leen li nga xamante mooy ay ralentisseur wala sax ay doodaan bu ko defee oto yi nga xam ne ñooy faral di daw xel du fa mën a def ci ndaxte fan yi ñu weesu rek am na si benn xale boo xamante ne daanaka ab oto moo ko faat ñu ne nag li ni mel bëggatuñ ko gis ca diwaan ba Babacar Diouf àndoon ceeg Ndongo Ndiaye. bi am tey ci suba cuy ci Bambey te faat benn élève bu nga xam ne moo ngi nekk ci commune Bambey tax na askan wi génn bloqué tali bi ci yoon woowu de chauffeur si dañ fiy daw xel yoo xam ne ni jaaduwul. sunu sat yi ak sunu doom yi yëpp ngay jàngi ñokket. waaw léegi saa yu ñu génnee di dem ak fajal sunu xel du dal. waaw nelawatunu tëddatunu nelawatunu. léegi sunu bëy yeeg xar yeeg mbaam yeeg fas yeeg yëpp ree nañu ci APS bi la xama APS la xama nu mu tudd. lu nag dee nañu sonn nañu. sunu xar yi dee nañu. sunu bëy yi dee nañu. sunu nag yi dee nañu. sunu mbaam yi dee nañu. li nu bëgg mooy ñu defal leen ay ralentisseur wala ay doodaan yoo xam ne nii dina tax chauffeur si di daw ndànk. ñun nag dañu sonn trop parce que bi ni gars yi dafa doodaan yi dañ réclamé woon ay doodaan ñu defoon ko fii ba ni egg péage ba parce que boo génnee diggante fii armée yi fii la ba kii yam doodaan yi fii ba fële amut doodaan yi dañ ko yàgg réclamé dem nañ ci préfet dem nañ fu nekk mais mënunoo am benn satisfaction ba tey jii ci suba gi sunu benn doom boo xamante ne ren la waroon def CM1 moo yore yaayam lépp mooy fóot mooy togg mooy def lépp heure bu jàngewul moom la fa yaayam yor moom la oto jël tey. ñu fàttali ne ci alxames ji la benn oto fël benn élève boo xam ne nii mu ngi doon jàngee ci benn école élémentaire ba faat bakkanam. Babacar Diouf del si fii ci Ndakaaru wax ci mouvement pour le maintien des villes ñu duppee ko 2MV leen tax a jóg rek nooy def kem kattan ngir li nga xamante ne mu aju ci dëkku teeru yooyu ñu maintenir wala sax ñu téye ñi nga xamante ne noonu lañ leen tabaxee bu ko defee rek lépp lu aju ci niñ ko doon doxale ñu bañ ci soppi dara loole nag ki nga xamante ne mooy mu njaay yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Chérif Dia. ñun mënuñu ànd fi ñu jële fi ville yi ndax ville yi dafa am histoire ensuite jamono ji ñu toll nii yëpp xam nañ ne jële fi ville yi argument yi ñuy teg argument la yoo xamante ne taxawul argument la yoo xamante ni xëy na booy xool pour gagner ay élection la bu ñuy def découpage dañ ko war a def pour lu indi yokkute ci gox yeex goxaane yu indi développement mais pas ay découpage yoo xam ne gis nañ ko ci 2011 dañuy découper Sangalkam dañuy découper Thiès gis nañ ko feneen gis nañ ko ci 96 bi ko Abdou Diouf def loolu moo war a dakk beneen yi mooy alors ville de Dakar ville de Rufisque ñun jàpp nañ ne ñun ñi ci dëkk ñu ngi mettre en place mouvement bu mag bu ñu tuddee mouvement 2MV maanaam mouvement pour le maintien des villes mouvement boobu nag ñu ngi ciy oo ñëpp parce que dañuy taxaw ne déet du fi amee ñu supprimer villes yi tey li ñu la war a am ci décentralisation mooy xool nu ñuy doolelee villes yi xool nu ñuy doolelee communes yi maanaam fusionner yenn communes yi ba wàññi leen maanaam communes yi nga xam ne mënuñu porter développement ensuite yokk alal ji ñuy jox communes yi ba nga xamante ne dañu am doole ñu indee développement ci gox yeex goxaani moo tax ñun ñu disons non à la suppression des villes. wax ci leneen lu aju ci wàllu casier judiciaire wala sax permis de conduire ñu ne nag fas nañu yéene fii ak 2021 ay fan yu néew ci des ñu fexe benn ñu ko daan amee gën a yomb mu gën a yomb tamit ci ñi nga xamante ne ñoo ko doon liggéey loole nag fas nañ ko yéene jaarale ci programme bi ñuy duppee PAMA ñu ne nag liñ ci jublu mooy fexe ba ñi nga xam ne ñooy way jëfandikoo yi gën ci gis seen bopp Abdourahmane Diallo ak Salif Faye ci liggéey bi. politique digitalisation boobu ñun ñëpp dañ ci war a jàpp te loolu jàpp bi ñu ciy jàpp mooy wax na ministère bu ne nga liggéey ak ADIE ak ARTP pour que li nga xamante ni bii mooy digitalisation boobu mu mën a nekk donc lépp benn këyit yi nga xamante ni yëpp yu askan bi di soxla la muy jóge ci administration te mu mën a jaar ci fànn boobu ñu fexe ko def yéwénal ko. tey jii ñu ngi liggéey ci ministère de la justice pour fexe ba loolu par exemple di casier judiciaire nga xam ni dañ koy soxla léeg-léeg mu am ñu mu sonal lool ndax dañuy jóge dëkk ba dëkk pour di ko wuti ñu xool nan la ñuy defee ba nga xam ni di nga mën a toog ci sa machine
yow nga tiire ko génneel ko sa bopp ndax fekk am na dispositif bu ñuy mettre en place pour loolu mën a yëwén tey ji boo leen xoolee direction solde loolu def nañu ko tey ku soxla sa bulletin de salaire ci sa bureau ngay toog wala sa néeg sax mun nga génne sa bulletin de salaire doo du jarati ngay déplacé wu te loolu vraiment lu am solo la ak application e-solde bi mu law ci permis de construire yi mais également mu law ci yeneen yi nga xamante yëpp yu nit soxla la tey am na extrait de naissance bëri na yoo xamante ni yu askan bi soxla la yoo xam ni léeg-léeg dañ ciy am ay jafe-jafe te boo seetloo digitalisation bi dina tax ba ñu wàññi alal ji nga xam ni nit ñi dañ ko doon dépenser pour di am këyit yi waaye dinañ wàññi alal jooju ci paas bi nga xam ni da nga doon déplacé wu ba ci hôpitaux yi également fi mu ne nii tàmbali nañu liggéey pour xool noonu la ñuy mën a améliorer li nga xamante ni bii mooy accueil bi ba nga xam ni nit ñi duñu toogati di rang-rang bu métti. ñu wax ci mbiru mburu mi ak coow li nga xam ne judd na fi fan yi dem ba ca diwaanu Ndar Géej foofee nag fédération bi ëmb boulangerie ci njiital Amadou Gaye ñu ngi woon ca diwaan ba ñoom li ñu bëgg rek mooy gën a waxtaan ak askan wi ak ñi nga xam ne ñooy yëgal ci wàllu boulanger su ko defee rek réglementation bu yees bi nga xam ne indi nañ ko ñu mën a xam li mu wundu Seynou Diop Habib Seck ci liggéey bi. ñun dañu am contenté pour wax ni rek la ñu am yaakaar pour suñu secteur bi réglé. mën nañ ko am yaakaar ci Ndar bii parce que Ndar vraiment sunu président Saint-Louis bi moom mi ngi ci def taxawaay yu bëri aussi du seen mi donc naka la ñuy duggee ci mburu mi naka ñun toog naka la ñuy defee condition transport yi naka la ñu koy defee ak njaay mi mais yéen consommateur aussi jël leen seen wattukaay est-ce que d'accord ngeen ñu leen jox loo xam ni sellul kon consommateur yi nañu arrêté di wax yenn wax yi. ñoom ñoo war a jël seen responsabilité xam ne lu baax ngeen war a wut bu ngeen duggee ci boulangerie boo xam ne setul sax amul leen sañ-sañ jënd fa mburu loolu bu ngeen ko defee rek boulangerie dinañ changer loolu mooy wax ji ba pare di ñaax nag gouvernement bi aussi par rapport ak financement yi ñu digoon te mi ngi koy def nag mu gën a accélérer ko pour que boulangerie mën a am oto ak caisse point de vente pour que application bi mën a gaaw. ci wàllu mburu mi wala mbiru mburu mi dañuy wax rek ci gerte gi ak traite ci taxaw jamono ji difficulté wala jafe-jafe yi mu àndal nag ca diwaanu Kaolack jawriñ bi nga xam ne moo jiite rek chambre de commerce di Serigne Mboup yëkkati na ci ay kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat doxalin yi ndax tiñ jàpp na rek ñi nga xam ne ñoo doon bàyyeekoo biti réew amoon nañ ci solo lool jamono ji nag nee na faw ñu dooleel ñi nga xam ne ñoo fi fekk baax di ay entrepreneur bu ko defee rek ñëpp mën ci gis seen bopp ay kàddoom Ibrahima Diamé moo ko taataan. Moi je suis pour l'entreprise locale, je suis pour la transformation de nos produits. Mais cela ne doit pas être au détriment des agriculteurs. L'État a mis un taxe de 30 francs. Donc ça veut dire que si les Chinois achètent à 300, normalement, ça leur coûte plus de 330. Donc il faut que les usines, les industries, fassent un effort pour payer la même prix que les Chinois. Les Sénégalais souhaitent, les agriculteurs, vendre leurs produits à des industriels parce que chacun aime bien développer son industrie locale parce que peut-être c'est leurs enfants, c'est nous qui travaillons là-bas. Mais il ne doit pas être au détriment des agriculteurs qui ont eux-mêmes fait leur production et c'est à eux de décider du prix qu'ils vendent leurs produits. Donc ce n'est pas à eux de leur imposer. Vraiment, où l'État intervienne, comme ce qui se passe partout dans le monde et comme ce qui s'est passé avant, que l'État intervienne à subventionner les industries. Mais arrêter à une situation que les agriculteurs en bloquent leur arachide. Et donc, si on le fait quelque temps, il y aura un problème et l'État va courir derrière les Chinois, derrière les Turcs, donc ce n'est pas une bonne opportunité. Moi, je pense que nous ne pouvons pas vivre des situations. Pendant 10 ans, chaque année, on vit la même chose. On court derrière pour dire venez, s'il y en a assez, on bloque. Donc moi je pense que ça c'est pas une bonne démarche économique. ñu jégalu ci élément boobu du ñàkk ñu ñëwaat ci si yeneen xeetu xibaar yi ci wolof ñu wax rek ci soxna yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ca Ziguinchor tey yëngu ci wàllu defar transformation agroalimentaire ñoom nag waa société civile ña fas nañu yéene rek taxawu leen doole leen ci wàllu tàggat bu ko defee rek li ñuy def ñu mën ko xam bu baax a baax bu ko defee tamit ñu mën a gis seen bopp ci boobule liggéey. Emmanuel Ndione moom formateur la Boubacar Diassi moo jël ay kàddu. daa amoon solo ñu jàppale leen parce que surtout dañoo war a am autonomie alimentaire mais surtout utiliser initiative bu jigéen yi ñoo doon sunu principal partenaire jigéen ci wàllu wu ne
ci transformation produits agroalimentaires pour que xale yi am liggéey parce que yàggul gis ngeen ni ñu daan traversé di dem feneen bu duloon jigéen ñi ñu bare gënoon na metti waaye yàlla def na xaw naa arrêté gum moo tax danoo war a continuer gën a faydal lii ñuy defagum pour que xale yu bare ñu jóge fu ne ci communauté bu ne comme ça ñu toog ci réew mi. ci diwaanu Pikine tamit ñu ngi def kem kattan ngir dooleel askan wa rawatina ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu entreprise yu ndaw yi ñoo ne nag ñu jaarale ko ci ay li nga xamante ne rek mooy ay mini centrale solaire loolu rek dina tax ñi nga xam ne mooy njëgu courant bi wàññeeku bu baax a baax te tamit li ñu soxla ci boobu le fan ñu mën ko am Habib Faye Modou Diop ñoo ñu toogal ca diwaan. solaire gi grande mosquée bu Pikine bi moo ko dalloo. lii bokk na ci liggéey ku ndey jëree bokk moomeel gi moom Abdoulaye Timbo ngir rek gën a mën a leeral dëkk bi ànd seeg agence gi ñu dénk wàllum énergie renouvelable fii ci mim réew. ñu jublu ci wàññi payu courant bi ci biir grande mosquée bi waaye jublu ci it participer ci li ñuy wax émission de gaz à effet de serre ñu ngi koy wàññee. Pikine la bëri ci ay jafe-jafeem takku na waaye itam faaw rek ñu xam ne bokk na ci wàllum éclairage public doon na loo xamante nit lu leen ñor la. ñu jëm a jublu ci yeneen édifice public yi nga xam ne ñëpp a ko bokk foofu aussi ñu jëm fa yóbbu ay mini centrale di ko fa installé comme ni ñu defee ñett yu njëkk yi waaye it duñ ci fàtte suñu bopp ndaxte mairie bi it am na ay bâtiment am. naam itam collectivité locale yi seen ik doole tollut foofee teewul ñoom ci seen boppam it ñu ngi cay def seen kéemtalaay kattan. ci suñu portable yi ma yore rek dama ciy xam exactement li may consommer ci bés bi li ñuy consommer ci mois bi li ñuy consommer te on voit exactement que ni ba ci guddi gi sax ni ñuy valoriser le bâtiment consommation boobu solaire ba nga koy jël à charge parce que. ci jamono joo xamante ni sax bëri na lool ña nga xamante nit ña ngi yeewoo fii lañ ci gën a xaar rek bokk na ci lii ñu gën ko yeesal. yóbbu ci biir quartier yi di ko fa samp pour wane façon boobu ba mën ko yóbbu ci kër yi te loolu à terme dina changer dëkk bi ni mu mel dina changer mbeddi Pikine yi. moom mi ñu dénk bokk moomeel gi jamono ji ne lépp la nga xamante ni mbébétug askan wi la des na cay xar tànk tubéyam gannaaw lu weesu fukki at mi ngi ni ñu ngi dox ca gannaawam waaye leneen la ñu bëgg a sanc ci grande mosquée bi di jumaa ji bokk na ci amphithéâtre goo xamante ni dana tax askan wi ci seen bopp seeni bépp yëngute ci wàllum diine ñu ko fi amalee. Abi Faye ñu wax ci xar yi ak ñu waajtaay ñuy amal yenn saa ci wàllu tabaski ñu ne atum ren ji nag fukki xar yoo jël daanaka juróom-ñaar yi fii lañ koy yare muy loon loo xam ne rek kilifa yaa ngi koy rafetlu te nee nañ nag dinañ def kem kàttan ngir dooleel te fanke yi ak ñi nga xam ne ñooy faral di yar xar yooyu bu ko defee biiru xar moom dootul am jafe-jafe bay manqué fii ci réew mi Ali Saleh moo doon jiite rek benn réunion foofee ca diwaanu Diamniadio waaju ci waajal li nga xamante ne mooy bilan tabaski bi ñu génne ci teewlu ay kàddoom ci micro Bamba Samb. di at mii di jeex am na opération boo xam ne amoon na fi solo si ndaje mi tey nag mooy ñu càmbar ko seet naka la demee woon la ca baax ñu xam ko la nga xam ne manqué woon na ci ñu mën ko waxtaanee. seet naka lañ koy mën a gën a defaree. di wax rek ne liggéey nag du mat ndax bés bu yàlla sàkk ñu gis lu bees bés bu yàlla sàkk ñu am ay besoins nouveaux dañoo am population boo xam ne dafay yokk at mu jot ni muy yokkee ci lay besoins yi di yokke ba tax ne chaque fois dañoo war a adapter contexte boobu ba nga xam ne lii nga xam ne wareef la ci ñun ñu mën ko matale rawati nag na ñu ngi nekk ci contexte boo xam ne dafa am mbas mu fi nekk te gis ngeen yëngu-yëngu yi nga xam ne commencé waat na di ko am tabaski 2021 bii nga xam ne moom lañ dëgmal te président de la république vraiment di ñu déglu fi ñu nekk nii ba mu ñu mënta liggéey ba Sénégal kontaan ci président de la république li ñu ci séentu ñun kenn ku nekk ñu matale ko. ñu yegg si ci ponk bu mujj mi muy li ci yenn kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf dialogue national bi ñuy wax ma ngay bëgg a mujj ci déception nationale ubbi l'observateur Famara Ibrahima Sagna ma ñu ko dénk mooy far bëgg a doon un cas grave ca palais ba liggéey ci président Macky Sall santaane woon di xaar ba léegi conclusion ya ak rapport ya yéenekaay bi nee nañu donte àpp ba ñu ca joxe woon jeex na ba ñu yokkaat ca yeneen i fan terewul ba léegi liggéey ya demul cëng dikkul mbay laar am na sax ñu ne big femme di Famara Ibrahima Sagna dafa gedd yëf yi te ni muy doxalee soriwu ko ndax jumtuwaay yi ñu ko joxoon ngir mu liggéey ci mujj na koo delloo ñamu àndaloon ca liggéey bay di ay collaborateur am ñëpp la libéré ñu dem seen yoon ca cabinet bu président de la république L'Obs nee nañu bari na fa ñoo xam ne li ñuy sàkku ci Macky Sall moo di mu jële yi fii ci loxoy Famara Ibrahima Sagna ndax bari na histoire te ñame na kilifteef li ñuy ruumandaat bu sottee mu di jële comité pilotage bi ci loxoy Famara Ibrahima Sagna bu ñu moytuwul ci loxoy général Mamadou Niang ca lay mujj l'observateur xamal ñu it ne am na benn waay bu Macky Sall yónni woon ca Famara Ibrahima Sagna ngir mu dem xoolali ko mbir yi ak fa mu toll waaye waa ji ba mu demee ba yegg li ko Famara Ibrahima Sagna wax moo di toppaatal say tànk man su amee ku may rendre compte kenn lay doon muy président de la république source nañu kuy wër ku tegu der demal ca Famara Ibrahima Sagna dafa jàppee boppam bummi journal bi nañu li koy firndeel moo di ba fi mu nekk ni amul kenn ci at semaine ku la mën a wax koppar ñu war a dugal ci dialogue national bi ñaata la boole ceekit keroog moom Famara dafa xëy rek ne dafay defub tournée nationale waaye faf mbiree sottiwul source nañu bi ko seenub journaliste woowee téléphone ngir am ci ay xibaar yu gën a leer li ko Famara Ibrahima Sagna tontu moo di est-ce que xam nga may kan lu tax nga may sonal lu tax nga may woo Abdoulaye Makhtar Diop jooyandi na Macky Sall journal La Tribune moo ñu ko bindal ci xëtamu njëkk lu soxal mbébét gi muy mbébét jëm ci jële fi ville yi ci réew mi ca la grand sëriñ bu Ndakaaru xëy di wax mi ngi leerale ca waxtaan wa li nga xam ne loolee la texte yi wax ci woowile wàll woowee ba tey Tribune nee nañu njiital ONC 3D di Moundiaye Cissé caaxaane wu ko ñoo ngi nas mouvement boo xam ne la ko tax a jóg moo di xeex ba ville yi ñu fi bëgg a jële ñu bàyyi leen tuun tranquillement ki ak tranquillité m réer mër jamono ji moo di Abdoulaye Diouf Sarr moo xëy nekk ci xët mu njëkk Vox Populi ñii sàkku ak woyofal ci mesure yu ñu teg lay xamal ne bis bu ñu ci duggee danañu mere ku ñu deful dara ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ne du artistes yi ñoo ma tax di wax wala sportif yi wala kenn ay principe ak orientation ñoo ma tax di wax mu ne mëne suta jël ay mesure ba nuppi di may fenn fu indi bi di folote Abdoulaye Diouf Sarr ne il faut que askan wi dañuy respecter gestes barrières yi bu ñu bëggee coronavirus bi def geste arrière ñu avancé ba ci Sud Quotidien mbëkk mi di immigration clandestine ak taxawaay gi ñu ci war a am ngir lijjanti ko li yéenekaay bi gis ne aw dégg la wow seppe ko ca tànk ba mu nekk du yomb Ali Tandian dib sociologue jiiteet observatoire sénégalais des migrants di wax ci yéenekaay bi ne li gën moo di ngir lijjanti yëf yi amal ay consultation populaire ngir tënke ci loo xam ne dana mën a tax nit ñi di mën di tukki ci anam wu jaadu anam wu wóor ngi ji loon gëcc Fuuta maire ba di Sada Ndiaye la yéenekaay nee nañu def na fa lu kenn deful ñeenti quartier yu fa nekk la soppi seenu tur tuddee ñeenti quartier yépp Macky Sall quartier Macky 1 Macky 2 Macky 3 ak Macky 4 page 4 bu journal Les Échos xibaar bu yéeme moo fa nekk ubbi leen yéenekaay bi ay takk der ñoo demoon Yëmbal Sud doon jàpp benn wëyu dal ci embuscade journal bi nee nañu ca la policiers yi génnee seeni fetal di fetal ci kaw ngir bëggoon nit ñi tasaaroo ba ñu soqee fetalee ca la ñu gaañaale genn xale bu góor boo xam ne tailleur la ci mbaggum ndeyjoor mi la ñu ko dóor balu fetal. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen di ngeen jëf.